voilà mbokki téléspectateurs yi waxoon naa leen ni bu ma duggee alerte dinaa xool champion yi nga xamante ni kenn dootu leen présenté dans l'histoire de l'élevage du Sénégal fii ma nekk nag muy bergerie Kër Serigne Fallou ko wax sa xel dem ci champion bi nga xamante ni moo di Fallou Galas Ndoye ñu gën ko xam ci turu Fallou Ndoye Fallou nag defe naa ne bu ñu demee ci taarix tuuti xam ngeen ne bokk na ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo initié dooleel élevage fii ci diwaanu Mbàkke ak li ko wër éleveurs yu bari danañ ma ne waaw ndax moo leen coaché teg leen ci yoon ñu fekkee ko nag Fallou tey moom la ñu seet si fa mu tegoon loxoom ba tey teggiwu ko mën naa ne daal day yokk cere di dolli ñeex saa yoo ñëwee at bu jot nga gis ne niveau bi day gën a kawe ñu jox rek Fallou mu daal di nuyoo après mu wax ñu nag secret bi lan la li tax saa yu ñu ñëwee niveau bi di gën a kawe ba pare bëri nag ay box ak i bergerie yoo xam ne boo fa demee ñu ne kii Fallou moo ma ko joxoon partage boobu nga xamante ne am na xol bi ba di ko def yooyu yëpp ñu daal di ci yaatal waa jàmbaar ju mag gi. asalaamaaleykum Kocc maa ngi lay nuyu yow ak Aline Mbaye vraiment di rafetlu seen taxawaay ci faaru Alette di leen remercier au fond du cœur parce que lu yàgg dëgg la Aline Mbaye bi ñu xamanteeg léegi man na 20 ans yow aussi noonu suñ première édition ba léegi ngay ànd ak ñun kon il faut que ñu jaajëfal leen ndax ku santu doomu aadama doo sant yàlla ñun nag dañuy ay éleveurs yoo xam ne si dafa am lu ñu gëm suñu slogan mooy éleveur mooy élevage passion patience partage man loolu laa gëm parce que élevage soo amee passion bi da nga mën a jënd xar yor ko di ci sonn soo amee patience bi da nga mën a am siise yu baax yu extraordinaire da nga liggéey ba liggéey bi sotti su ko defee nag ngay partagé boo partagé nag boo dee yaatal nag mooy ouverture ci lépp man daal ci loolu lay dund di ñaan yàlla daal éleveurs yëpp gën a góorgóorlu xam ne élevage dafa bokk ci weñ yi suqali réew mi yi nampal réew mi kon donc vraiment kontaan naa trop kontaan moom def naa ko Kocc vraiment macha allah kontaan naa gën a kontaan Fallou présenté waat ñu tuuti rek bergerie bi. waaw bergerie bi moom Fallou Ndoye mooy propriétaire bi mu tudd bergerie Serigne Fallou doon bergerie boo xam ne si yàgg nañ ko créer def na 20aine d'années yu teg waaw wala 30aine bergerie bi daal vraiment mi ngi nekk Mbàkke Ndoyeen partout Sénégal éleveurs yi ko xam bëri na parce que yàlla suturaal nañ ñu ba fii ñu nekk ci foire bi bëri na siise yoo xam ne si jóge na ci gétt gi dem ci kër yu bëri bëri na fi naam ay xar yuy explosé ñu bëri xamuñu ko mais seen cosaan bergerie Serigne Fall la jóge loolu yàlla defal na ma ko yàlla it suturaal na ma ba éleveurs yi ma booleel ñëpp am nañ satisfaction ci wàllu élevage ba ci kii ma taxalool nii ren lay doog a exposé vraiment man daal damay sant yàlla rek di sant éleveurs yi di wax ne xale yi nañuy déggal mag ñi te mag ñi yërëm leen tette leen te ku ñëw ci yow nga xool fa nga jaar ca la gën nga jaaree la ko fa loolu vraiment c'est très important. très important xanaa rek di la bàyyi na nga présenté ñu sujet yi kenn par kenn jeune mâle bu rafet nga yore. waaw kii dama ko tuddee prési muy suñ président Baye Bada moo ma ko jox muy doomu bébé ummi ak Madia vraiment muy seen mâle Adam waaw di doomu rafet naa xar la boo xam ne si vraiment fi mu bokk muy ado ak Masisra lu am solo la doon doomu Boy Talla waaw kii moom pressé ma woo ba ma ñëw fekk ma toog ci xalifa sëñ Cheikh Darou Rahman mu ne ma kaay jël ko nga yóbbu ko maa la ko jox cadeau kon il faut que ma remercier ko ndax moom it élevage am dama ci yàgg ñu yàgg a ànd mu yëkkati li jox ma ko waaw doomu bébé ummi la. joxul li mu la jox du ay caaxaan de dina guddee nu ne. waaw non xam nga xar boo xam ne si yaayam fay nañ ci 10 millions suñ la joxee doomam jox nañ la 10 millions suñ la joxee doomam rek jox nañ la 10 millions li ma ko laaj bëri na trop ma ne leen kii moom dañ ciy liggéey voilà xaaral ñu dem ci beneen. ayca ñu dem ci femelle yi wala ñu dem ci tëng bi. kii aussi mâle bi moo ko jur kii mi ngi tudd Jama Noir doomu docteur Boy la bu maa Ibra Diagne yaayam tudd Mbenn Ndoy doon doomu Mara ado Boy séeréer bii aussi maa ngi ko tuddee Ndumbe Mbaw sama benn xarit doomam moom doomu Carlo ji la moom doomu Carlo bu sëñ Galas kii doomu Carlo ji la doomu Carlo moo ko jur Carlo ci bopp moo ko jur moom yaayam mi ngi tudd Sarata Sarata Africa moo ko jur Africa Gelwaar moo ko jur kii noonu la li ñam demee moom it voilà benn doomu Grand Rane bi ne ci sëñ Moustapha Gueye te suñ dernière édition mu gagné woon espoir moom moo ko jur yaayam aussi doomu ado la waaw comme moom aussi ado magistrat la
waaw moom maa ngi ko recruté woon moom juddalewu ma ko sama benn xarit bu ñuy wax Ibrahima Diagne Oudé moom laa fa dem mu jox ma ko ak beneen tëng te bi ma ko joxee daf ne ma galas xar yaa ngi noonu sama digganteeg yow jaayanteetuñ maa xool li ma neex ma fay ko te keroog ba ma demee fay ko xar yëkkatiwaat na 200 000 la ma paasal ci xar yi kon dañuy wax monde élevage dafa nekk lu sérieux nekk industrie nekk facteur de développement boo xoolee kopp bi jënd nañ ci 650 sacs fournisseur bi gagné na ci dara nga xool barrière bi 400 barrières ki gagné santé bi gagné na ci dara donc chapiteaux yi 7 millions 500 ñi ci liggéey gagné nañ ci dara base collecteur yi et cetera base yi et cetera barrières yi ñu ngi ci defarlu 120 kon élevage dañ ko war a dooleel jox ko fulla jox ko fayda te gis nga état bi su bëggee réew mi dox il faut que mu xool éleveur professionnel yi am xam-xam mu collaborer ak ñoom jàppale leen pour li ñu bëgg ñu am ko. dëgg naa dëgg de. parce que dafa am loo xam ne si coach ay nax la boo bëggee suqali élevage da ngay dem ci éleveurs yi doo toog ci bureau yi de doo toog ci 4x4 yi de doo toog ci clé yi da ngay dem ci ñi nekk ci bergerie yi toog waxtaan ak ñoom ngeen toog ngeen daje ku ci nekk génn ay xalaatam parce que il y a 15 ans ci gannaaw 20 ans xaru tabaski doon loon am fii léegi actuellement nii tabaski ñëppay baas ñëppay opération ñun dañ doon def chaque année dañ ko yóbbu Dakar kenn dematul Dakar loolu éleveurs yi ñoo ko créé kon ñu état bi amal njukkal lañ ndax li leen war ci réew mi ñu ngi koy def vraiment kii mi ngi tudd Gana Diop sama sœur laa ko tuddee sama caatu yaay xar mi li tax ma tuddee ko Gana moomu bi mu juddoo ba bis bi del si laa commencé yar muy 89 ci laa njëkk am xar bu ma jëndee 65000 année bi ma commencé yar ci la sama rak boobu judd moo tax xar bu ma ko tuddee bu fi jógee mu tuddewaat ko beneen kii sama caatu yaay laa ko tuddee mook sama début élevage ñoo maase moo tax ma tuddee ko kii doomu dameel la doomu dameel bu jigéen moo ko jur ak doomu soleil doomu dameel la ko jur ak doomu soleil moom mi ngi ci 3e portée moom moo jur agneau bi ak agnelle bi ñoo bokk ñaari agneau yi ñoo bokk papa waaw ak mbote mu ndaw bi moom docteur booy bi moo leen jur mais vraiment élevage daal nekk na loo xam ne si buñ ko suqalee rek réew mi mën na jëm kanam parce que li ñu soxla ci yàpp am na fi ba ci meew li ñu ci soxla yëpp ci élevage lay génn te boo xoolee li ñuy génne ay milliards di ko yóbbu à l'extérieur ci meew ak li ñuy jëgaane ci tabaski gi ak viande bi parce que dafa am ñun ak réew Afrique yi lu ñu wute man def naa 7 pays africains am nañ 5 yàpp yu ñuy lekk ba 6 te ñun duñ ko lekk boo demee Guinée dañuy lekk mbaam di lekk golo di lekk xaj di lekk suñeel ak yeneen yàpp yoo xam ne si sénégalais yi xamuñu ko donc ñoom li ñuy consommer nag ak xar bëriwul yeneen réew yi extra ñun nag rek la ñuy lekk xar ganaar bëy kon il faut que ñu liggéey pour ñu mën a satisfaire suñ population pour ñu satisfaire suñ population yi nag état moo ñu jiite moo ñu couvrir moo ñu war a dooleel est-ce que da nga wax bi éleveurs yi suñu leen jàppalee rek vraiment Sénégal dana am satisfaction vraiment. jërëjëf mbokki téléspectateurs yi vraiment parole d'un connaisseur de l'élevage koo xamante ne def na ci vraiment ay at yu bëree bëri Fallou Galass ñu ngi lay sant di la gërëm xanaa di la jox rendez-vous nag très bientôt dañuy ñëw ca bergerie ba nag yaatal def émission bu rëy a rëy. loolu incha allah moom nu mu la neexee rek yow sama partenaire nga loo nekk rek maa nga ca yow ak Aline Mbaye maa ngi leen di remercier encore une fois vraiment kontaan naa te taxawaay bi am na solo yàlla nañu yàlla suturaal ba lépp lu ñu bëgg ci élevage ak lu ñu yéene réew mi suñu borom may ñu kàttan ak xel mi ñu ko defee merci beaucoup may nuyu éleveurs yëpp ak bépp membre boo xam ne si foo nekk ci Sénégal ñëw nga exposé ci foire Aleth bi man Fallou Ndoye en tant que premier vice président maa ngi lay féliciter di la encourager di la ñaanal jàmm ak fan gudd ak wér-gu-yaram ak bépp éleveur bu nekk ci réew mi jërëjëf. jërëjëf mbokki téléspectateur sunu élevage TV nii la ñu jaaree woon ci bergerie Kër Serigne Fallou vraiment defe naa ne ça a été un plaisir présentation bu am solo bi ak dégg message yu am fort yi nga xamante ne Fallou Ndoye jàllale na ko incha allahu rabbi defe naa ne ministre bi dina ci def réaction ci ni mu gën a gaawee parce que ñu mel nii ñoom ñoo digne pour nekk ay conseillers du ministre parce que tamit koo xamante ne dafa nekk ci terrain bi mbapat xam. fekkee ba pare am relation yu direct ak éleveurs yi ñooñu la ñu soxla ci wetu ministre bi su ko defee ñu mu leen di leen jox ay conseils yoo xamante ne ay conseils yu am solo la Fallou kon ñu def noonu daal di xuus ba ci kanam tuuti jërëjëf bëggee nañ la merci beaucoup jaajëf